kon li nga xam ni moom lay tàmbalee mooy rafetlu jotaayu démb bi ndaxte waxtaan bi yaatu na démb te jëlee nañ ci lu bëree bari te tegtal yi nga xam ni conseil yi wax nañ ko démb am yaakaar ni bu ñu ko doxalee ci année bii ñëw 2021 dina bokk ci li nga xam ne dina gën a defar Médina tegtal yooyu yëpp noté nañu ko te bu neexee yàlla dinañu ko jëfee orientation bu riche nag parce que démb ci idées yi orientation yi dégg nañ ko ci domaine yëpp nag surtout santé bi ak éducation bi te sécurité publique aussi liñ ci commissaire wax dégg nañu ko donc yaakaar naa ni li jëm ci sécurité publique dinañu am séance de travail ak commissaire mu wax ñu lan lay xaar ci mairie bi loo xam ne bu ko mairie bi defee dina yokk liggéeyam ci biir Médina dinañu waxtaan ak commissaire tamit pour seet nan la ñu mën a amee ñaari poste de police yi benn bi ñu am ko ci corniche bi côté cimetière yi benn bi ñu am ko Gibraltar yaakaar naa ne loolu lu war a mën a nekk la mën na nekk Gibraltar comme mën na nekk champ de course ndaxte bu dee école Linguère yóbbu nañ ko fële yaakaar naa ne foofu dina mën a yaatu pour am commissariat bu mag a mag bu fekk parce que commissariat bële ni ñu ko waxee dañ naan Médina la mais biir Gueule Tapée la nekk kon daal tey ci côté sécurité publique ñaari commissariat poste de police yooyu lañ soxla bu dee nag mën na nekk commissariat moo gën ndax Médina war na am commissariat n'est-ce pas mais poste de police moom bëgg nañ ko ci côté corniche bi au moins mu yokk sécurité bi foofu beneen bi jëm ci bâtiment yi menacé ruine bari na Médina lool mais liñ ci wax dem naa ci réunion yu bëree bëri tamit parce que nit ñi ki moom kër gi moo ko war a daaneel ki moom sa kër di ko luwee di def ci poosam sa kër bu amee problème yow yaa ko war a daaneel bu sunu service yi demee ba nemmi ko ni kër gi nit waratu cee dëkk wala boog service état bi nemmi ko ni fii waru fee dëkk ñun am na kayit bu ñu lay jébbal bâtiment menacé en ruine n'est-ce pas autorisation de démolition man bañ naa ko ba boo mënul jënd timbre yi sax dañ la ko jox gratuitement parce que dañuy bañ nga ne aw ma njëgu timbre ba safaanam même dama leen ko amul njëgu timbre bi sax bu ñëwee ma signé ko jox ko moo tax autorisation de démolition moom démolir mu su fa yàgg ci bureau bi moom buy ñëw ci saa si laa koy signé ndaxte bu ko déposé lu yàgg signé ko kër gi daanu ci diggante bi danaan monté déposé woon naa maire yi moo tax loolu nee naa saa yu ñëwee ci courrier bi rek yéegal leen ko ñu gaaw koo defar jox ko bu demee nag bu jéemu ci dara bugg koo daaneel en ce moment chaque fois ñun ñu ngi yebal suñu division des services techniques jox borom kër gi këyit arrêté de péril yóbbu ko commissariat yóbbu ko sous préfecture ne ko nag jot na nga daaneel sa kër dafa am nag am na ñoo xam ne Médina 86 bâtiments yi menacé ruine ñëpp jot nañu arrêté de péril 86 bâtiments yi menacé ruine ñoom ñëpp jot nañu arrêté de péril procédure yëpp jeex na ñoom ñoo war a daaneel seen kër léegi li ci am mooy ñoom nee nañu am na ñu ni amuñu lu ñu daanelee seen kër am ñu ni ay problème mu famille la man kese du ma ci jël décision ndax ay sët lañu ñoo ko bokk may leen ñu ñuy waxtaan sur le faut ku ne génn ñu daaneel am ñu ni déedéet kër gi ñu dañ koy jaay bu ñu gisee client bi ne ko daaneel yooyu yëpp ñu ngi koy dégg mais jàpp leen ni lañ ci war a def nañu ko recensement bi service technique yi ànd nañu ñoom woy duñu def recensement yëpp la ñu séq ak état bi tamit def nañ ko bind nañu état bi bind préfet Dakar jox ampliation sous préfet Dakar Plateau limal nañ ko 86 kër yëpp kan moo ko moom ak kan la ciy waxal ak numéro téléphone am ñun loolu moo ci nekkoon cëru mairie mais bu demee ba ca cëppaa ndaw la ba pexe amul mairie mooy daal di wut pexe jéem a fexe nu mu ko daanelee bala muy daanu ci kaw kër gi mu dendal di lor ay jàmbur moo tax budget bii ñu jëm dinaa wax commission des finances mu prévoir rubrique boo xam ne nii ëllëg bu ñu demee ba benn kër yànq ba nga xam ni ñu ngi naan mbaa du daane tey mbaa suba ñu am possibilité ñun malgré que nag daaneel kër dafa cher lool parce que day dem 3 ba ay 8 millions des fois bu dee yenn immeuble yi day dugg ci entre 3 ba 8 millions des fois daaneel kër moom boo ci daanelee 10 15 sa budget jeex wante am na kër yoo xam ne fi mu toll waratul mën a toog lu yàgg te musiba amul moo tax luñ ci mën dañu amul woon ci sunu rubrique investissement yi passé dañ ko prévoir lu woon mais ren dinaa bëgg ñu prévoir loolu pour bu ñu demee ci benn kër ba mu sës te jéemuñ ci dara ba mu nar a indi risque environnement bi mairie bi am taxawaay bu mu ci taxaw pour loolu mën faa jógee
problème mu assainissement bi yaakaar naa ne bala muy yàgg dootul nekkati problème ndaxte waa ONAS indi nañ fi benn projet boo xam ne état du Sénégal la projet bi dina jaar Gueule Tapée mais 15% la fa am jaar Plateau 10% la fa am 75% yëpp Médina lay nekk moo tax buntu almeer yi seng yooyu ngeen fa gis dégg nañ sax ay jaay nañ ko de station essence la mais li ci am mooy ONAS ci boppam moo ñëw indi ñu projet boo xam ni lépp ay milliards la pour defaraat réseau Médina nga xam ne diamètre 100 mètres ya fa nekkoon 300 lañ koy def léegi nga xam ne vraiment bu sottee Médina fenn dootul taa moo tax ñoom benn condition laaj ñu contrepartie xaalis leen rek lañ ñu laaj seen tuyaux yi fan lañ koy mën a exposer ak fan la ñu mën a defaree mooy regard yi ñu li ñu leen di proposer mooy parking bi nekk buntu armère yi parce que bu jógee Gueule Tapée réseau bi noonu la jaar kon foofu mu jege ñu moo ñu gënal ñu ne ko comme que loolu la amul benn problème ñu waxtaan ceeg préfet ñu ne ko kon jël leen loolu ngeen defar fa loolu yëpp kon ma leen di seedalaat ni luyewuñu foofu jaayuñu foofu état moo soxla pour defaral waa Médina foo xam ne nañ fa exposer tuyaux yi defar fa regard yi ñu leen kon bismillah defar leen ndax intérêt Médina la kon lu ñu luye du luñ jaay mu leer ci bopp ñëpp. marché Tilène bi tamit ñu ngi ci wut ay jéego góor gi Diop expliqué woon na mook ñoxor am na démarche yu ñu doon def wante nañu bokk ni moom marché Tilène moom toujours priorité lay nekk ndaxte daal marché la boo xam ni actuellement Sandaga xam ngeen ni nekkatu fa. te am na nu ñu koy defaree marché Tilène bu baaxee ba baax mën na nekk premier marché wu Sénégal wala premier marché wu Dakar ndaxte lu mel ni or bi lu mel ni yu bëree bëri pratiquement fa la ëppee doole ci marché yi donc defaru marché Tilène yaakaar naa du mës a génn ci suñuy priorité ñu ngi wut ay pexe ak ay partenaires li ñuy moytu rek mooy leb bor parce que boo bëggee leb ba pare bëgg ko fayloo ci li commerçant yi di joxe bu yàggee ñoom duñu ko attan moo tax boo gisee muy yéex ñu ngi xaar comme ni état bi proposé joxe 200 millions mairie bi boobaa lu mairie bi am génne ko bu ñu demee ba sës nag ba mu manqué leen ci la ñuy doog a xalaat am ku ñu àbb di delloo wante priorité bi tey du àbb di delloo fay bi métti ci kaw commerçant yi priorité bi tey mooy fexe parce que tey li nga xam ne moom ngay wax am jàmm mooy bu ñuy tabax marché Tilène ku ne fa nga nekkoon fa ngay nekkaat tey mairie bi bu ci am luy dolliku xëy na lu jëm ca kaw lay nekk mais ku ne fa mu nekkoon ci suuf mën na fa nekkaat mairie bi lu dolliku mairie bi war koo soxla mu jëmee kaw boo ko defee doo am problème ak benn commerçant après nag ñu waxtaan ak commerçant yi ku bëgg ñu par exemple boo amee cantine bu màgget a màgget bu ñu la ko beesalaatee defal la ci appareil yi bees yi am yëpp du ñàkk xëy na loo mën a dolli mais loolu yëpp ay waxtaan lay nekk ba nga xam ne du am benn difficulté yaakaar naa ne bala muy yàgg dinañ jublu ci waxtaan boobu ñuy rafetlu tamit taxawaayu góor gi Diop ndax sonn na ci trop ci loolu mu ngi kii daw mu ngi rendre compte jamono yu mu ci jógee woon na ma rendre na ma compte vraiment priorité am la. léegi pour gestion ordures yi tamit baax na ñu wax ni équipe bu UCG bu bees bii fi nekk wax dëgg yàlla liggéey bu rafet ñu ngi koy liggéey Médina sentir nañ ni équipe UCG bu bees bi nga xam ni Mass Thiam moo ko dirigé bi ñu ko falee ba léegi liggéey bu rafet mu ngi koy liggéey ci suñu commune sama commune laa xam mais sama commune moom macha allah vraiment ci turu conseil municipal bi ñu ngi koy félicité di ko encouragé parce que def na sax benn quinzaine boo 45 jours ci centenaire Gibraltar def na fa liggéey bu rafet bu mucc ayib kon ci turu conseil municipal bi aussi ñu ngi koy encouragé du ko félicité ndax suñu doomu commune la vraiment mu ngi liggéey bu rafet toujours ci cadre de vie bi aussi ñu ngi gërëm Ali Aydar ndaxte jokkoo naa ak man téléphone ci Toosaane mu am yu ñu jot a yónnee ak partenaire Toosaane ni tamit dinañ gën a jàppale pour Médina nekk une commune verte vraiment ñu ngi gërëm écologiste yi ak Ali Aydar mii suñu partenaire pour aussi loolu jëm kanam éclairage public bi macha allah tamit parce que gis ngeen ne ñu ngi changé point lumineux yi lampe yu jaune ñu ngi koy def yu weex te point solaire yi aussi ñu ngi koy dugal ci biir quartier yi ak écoles yi ak su mujj nag fu ne fépp fu lëndëmoon ci Médina fii ak balaa ñetti weer fépp dina leer naññ ndax commencé nañu dugg nañ ci biir koñ yi lampe yi bur la ñu ngi koy changé parce que koñ yu bëri tàkkatul woon wante ñoom problème mu marché la woon ci seen biir yaakaar naa sotti na bala muy yàgg lépp dina leeraat naññ ba lampe yu jaune yi sax ñu def ko lampe yu weex mu gën a leer solaire yi tamit bëri na trop biir école Médina su mujj nag fu ne def nañ ko fa kon ñu ngi gërëm partenariat loolu nag du xaalis bu mairie Médina génnee dañoo signé benn contrat de mutualisation au niveau de la ville dañoo mutualiser ci domaine yu bëri domaine yooyu nag moo ñu indil yu mel nii comme par exemple li nga xam ne mooy prise en charge médicale yi prise en charge scolaire yi éclairage public bi yooyu dañoo mutualiser woon ak ville de Dakar n'est-ce pas jox ko suñu kaddu
lu ñu war a jox aussi mu féetewoo ko pour defal ñu ko vraiment mu ngi ci def liggéey bu rafet ñu ngi gërëm la ville. mbirum Jeux olympiques yi dañ ko renvoyé ba 2026 mais ñu jàpp ne Médina dina ci am xéewal yu bëree bëri liggéey nañ ci avant ñu koy renvoyé ñoom ci seen bopp boo gisee ngeen gëj maa dégg ci ay problème mu mécaniciens yi nekk rue 1 séeréer yi nekk rue 11 ak cordonniers yi xaw a génn parce que tey ñoom dañoo waxtaan ak ñooñu ñëpp waxtaan ak ñoom ci ku nekk ci lu ñu lay jox ba nga d'accord ci nga signé ñoom ñu signé kon soxlaatul xeex parce que ñoom léegi xam nañ ni dañuy dem bu doon li ñu renvoyé Jeux olympiques yi kon nag ni demoon nañu mais ñoom ku nekk ci ñoom waxtaan nga ak ñi yor Jeux olympiques yi ba buñ la joxee am ndàmpaay comme cordonniers yi ñoom ñëpp la ñu demandé sa jabar ñaata doom nga am ñaata nga yaakaar ñaata lay dimbale ba nga d'accord ñu signé kon yaakaar naa ni moo tax coow li déggatu leen ma ci ñoom tamit ñu ni état bi la ñu waxal directement bu ñu defaralee lépp lu wër parce que mu ngi commencé Iba Mar ci Blaise Diagne bi ñëw ba ci rue 22 bi la fa nekk yëpp ay jóg nag lépp ay jóg ñu commencé waat foofu ba ca rue 1 ba RTS jëmaat ci suuf kër yi nga xam ni ndax du kër yëpp la ñu dédommagé woon ndax kër yu bari foofu dañu leen dédommagé woon ñu dem am na kër yoo xam ni xaw ma diggante 8 ba 20 kër la ñu wax yoo xam ni seen borom jamono jooju nanguñu ko woon joxe ñoom nag dugg na ñoom relation yi sori état bi dugal ci loxoom ba ñoom nangu nañu li nga xam ne moom la ñu proposé pour jox leen ko nga xam ne lépp léegi day dugg ci cadre stade bi biñ ci waxtaanee tamit daan naa tourné fu ma toll ci rajo yi télé yi naan nañ ñu bàyyi ak stade Iba Mar Diop nañ ñu bàyyi ak Iba Mar Diop waaye d'accord nañu tey ni bu lépp pare ñu jébbal ko Médina moo tax déggatu leen ma ci moo tax tey xulootuma naan na séeréer bi jóge ak na cordonnier bi pousse comme que bu lépp paree seen financement loo xam ne dina ëpp 10 milliards bu ñu ciy def bu paree nee nañ Jeux olympiques yi ñu ni ma monsieur le maire dañ lay ñaan bu ñu la ci déggati Jeux olympiques yi 2 semaines kese la bu 2 semaines yi paree ñu jébbal la caabi yi waa Médina yu géré ko moom ko moo tax ngeen gëj ma dégg ci wax jooju ma ànd ak ñoom di masla ndax intérêt Médina la donc yéen ASC yi ngeen déggee ko noonu terrain de football dina ci am ñaar nag plan yi dina leen ko woon terrain de football dina ci am ñaar parce que ñoom bu ñu jël ay inception yëpp dañu ko toj jël côté terrain déggoo bi moo tax ci programme yi may wax déggu leen ma tudd terrain déggoo amoon nañ fa programme ñu nag ASC yi pour defar ko ngeen fay entraîner mais terrain déggoo fi mu nekk net dafay am beneen terrain de football bu réglementaire bu olympique boo xam ne ñoom ñoo financé lépp pour defar ko buñ ci paree mu nekk bénéfice su Médina sport culture loisir li ma ci wax mooy dinañ ASC yi ñu ngi liggéey ak ñoom pour bu fekkee ne même ren bu nawetaan amul ñu am benn programme bu sportif bu ñuy mën a animer Médina dina am culture am loisir de pare mu am loo xam ne c'est éducatif ndaxte dans la culture mën nañu éduquer population bi pièce théâtrale yi ñu joué woy yeeg yooyu ñu tël ko ay thèmes nga xam ne ñu koy déglu neen amal njëriñ donc dinañ discuter ci un programme 2016 avec les ASC ak troupe théâtrale yi ak Douta Seck bu ko defee ñu am un programme d'animation culturelle sur le plan sportif aussi football dinañ ci def lu bëree terrain basket yi tamit dinañu defar ñaari terrain basket yi ren bu Gibraltar dinañ ko defar ren bi nekkoon biir école Médine waaw bi nekkoon biir école Médine tamit ak ancien basketteurs yi nga xam ne ñoo nekkoon Jaraaf nekk Amérique ak yooyu waxtaan nañu ak ñoom n'est-ce pas dinañ ànd ak ñoom defar terrain de basket bi nekk biir école Médine bi den ak terrain Jaraaf bi Gibraltar tamit terrain bi nekk foofu incha allah tamit ci 2021 bi dinañ ko defaraat terrain de football bu Gibraltar am nañ ci ay pourparlers yu ñu ciy def parce que waa FIFA waxtaan nañu jot naa sax ndaw si Samoura madame Samoura bi dëkk Gibraltar jëkkër ji seet si nañu Ablaye Diop moo ko indi fekk na fa Gora Mbaye keroog mu toog ak yenn conseils yi doon waxtaan bi ko Ablaye Diop indee aussi mun nañu gratuitement dërëmu Médina di ci dugg sama soxna mu dëkk Gibraltar moo ñaan yi nga xam ne ñoom ñoo parce que football for all la wax football for all football world ñu ne ñoom programme la boo xam ne dañoo bëgg football am fu ne ci àdduna bi ñu ñëwee laaj naa leen lan la ñu bëgg a def parce que dafa ñëw mu ànd ak ay techniciens fekk ma fa ma ne ko sëñ bi du nii de terrain bi terrain mairie bi la titre foncier mairie la dévolution bi boo ko xoolee mairie bee ko moom mënumaa ñëw rek gis ngeen di tracé di natt ci la man maay jëkkëru Samoura dañu bëggoon defar ma ne ko waaye yoon bi mooy ngeen bind mairie ndaxte ASC bi
ñu ngi doon waxtaan ak ñoom pour seet ni ñu ko defaree am na yeneen partenaires yi ñu doon waxtaan pour seet ni ñu ko defaree lépp daal la ñu bëggul woon di fay ñun ku ñu defaral gratuitement nga xam ne amuñu ku ñu ciy fay léegi lañ njëkk a taamu bu ñu ñàkkee pexe nag la ñu wut partenaire léegi mënuñu doo leen ci def dara léegi ma ni ko léegi Ablaye ngi toog ñëpp a ngi toog ma ni ko léegi li ngay njëkk a def dañuy yónnee benn lettre boo xam dañuy wax lan nga ci bëgg a def nga yónnee ñu plan yi ñu xam plan yi nan lay demee mais condition bi mu ci teg mooy buñ ko defaree ñun dañoo bëgg ngeen may waa Jal Diop di fi entraîner ndax moom Jal Diop la bokk ma ne ko loolu da nga koy bind rek ñi ko war a waxtaanee ko après luñ ciy d'accord ñu d'accord ci mais mënumaa tëb rek damay bañ ñu def ko terrain Jal Diop parce que maa ngi may yónnee ay vidéo yoo xam ne président FIFA mu ngi ciy wax soxnaam mu ngi ciy wax mais waxu Jal Diop lañ ci gën a wax moo tax ma bëgg ñu téye ci bu ma jotee lettre bi dinaa wut ko indi bureau municipal yóbbu ko commission intercommission ñu waxtaan ñu doog a joxe suñu accord wala suñu refus mais bu dul loolu am na yeneen partenaires yu manifesté wu pour dimbali ñu defar terrain boobu kon terrain boobu bala muy yàgg incha allah dinañ ci jublu pour defar ko ci 2021 bi. JOJ yi tamit ñoom seen programme fu JOJ di am 2 kilomètres ci côté bu nekk tali yi day baax te xam nga Médina longueur Médina yëpp 2 kilomètres la ñoom bi ñu ñëwee ñu ne ma waaw ànd ak waa AGEROUTE la ñu àndal ñëw sama bureau ni ma nag seen intérêt mooy JOJ fu ñu koy def mooy mbedd yi jëm ci stade bi ñu koy defee bu nekk ba 2 kilomètres dañu koy defaraat loolu mooy rue 11 bi 2 kilomètres yëpp dañu koy defaraat rue 18 bi ñu yëkkati woon commerçant yi la ko fa dalee stade ba Sam dañ koy defaraat à zéro aménagé ko rue 22 bi noonu Blaise Diagne bi noonu ak rue 1 bi ci gannaaw kon JOJ yi ci côté voirie yi aussi dina am lu bari ak éclairage lu mu defaraat parce que 2 kilomètres côté bu nekk nag ba stade bi ñoom ñoo ko jël en charge ànd naa ak ñoom ba ci rue 18 bi fi ñu yëkkati commerçant yi ñun ñu heureusement parce que am na jamono joo xam ni biñ ñëwee def prospection mbedd mi xaw nañoo découragé parce que JOJ day am sécurité warul jege genre marché mbedd yi mais fekk na ñun jëlee woon nañ ko fa ñu ne kon sant yàlla bokk na ci programme bi nga xam dinañ ko ci dolli di jógee Sam ba ci stade bi ñu defaraat ko à zéro donc loolu tamit baax na parce que intérêt mairie bi lay nekk donc information yooyu bokkul woon ci thème bi nga xam ne priorité yi ñu jëloon mais il est bon ñu informer conseil bi yëg na ko mais il est bon ñu informer partenaires yi wax leen ne domaines yi yëpp jël nañ ko en compte te bu neexee yàlla lu ñu mën ci 2021 bi dinañ ko def pour mu aboutir